doomu aadama tey bu fekkee yow da ngay dund sa dund amul benn njariñ pour nga lekk il faut nga yalwaan pour nga naan il faut nga yalwaan maanaam pour nga faju loolu kenn laalatu ko maanaam amuloo paj sa kër sax sa néeg sax bu lakkee sa kaw amul lu la koy fayal maanaam yow tu es dans des problèmes extraordinaires yow maanaam say problème dafa jàggi dayoo te du ñàkk moo tax loolu parce que réew mi ñu yor du réew mu ñàkk ñun réew yi gën a naat ci àdduna bi la ñu am réew mu am suuf su baax la boo xam ne mën nga cee bay réew moo xam ne dafa am li ñuy tuddee ay nature ay maanaam naat réew bu naat nañu ne ay ressources naturelles suñu réew Sénégal dafa am ay ressources naturelles Sénégal réew mu naat la maanaam am na ay ressources naturelles am na suufu mbay yàlla mi ngi koy taw donc je pense que Sénégal lépp loo xam ne doomu aadama mën na koo ñaan yàlla may nañu ko Sénégal ba pare réew moomu mu laaj rek benn affaire mu laaj ay doomu aadama génn bañ tout simplement réew moomu jaar ci yoon doomu aadama yépp ne non ñun on préfère rester chez nous et continuer à souffrir te lenn moo tax ma leen di wax lii seetlu leen li may wax nii ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitu ci réew mi yépp tey bu ñu feebaree kenn du faju ci biir réew mi ñoom ñëpp laa la wax de ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu nii ci bopp réew mi naan ñu ñoom ñoo fi ne ñoom ñoo baax ñoom ñoo ñu bëgg ñoom ñoo baax pour changement réew mi ñoom ñooy émerger réew mi ñoom ñooy muroog soow ñoom ñooy nangam kenn ci ñoom du fajoo Sénégal kenn ci ñoom doomam du jàngee Sénégal kenn ci ñoom du denc xaalisam ci ay banque Sénégal du kenn nag kenn ci ñoom du def lan du investir ci Sénégal kenn ci ñoom laa la wax amul kenn ci ñoom wan leen ma benn société Idrissa Seck wala ngeen won ma benn société Macky Sall wala ngeen won ma li nga xam ne moom mooy ay hôpitaux wala yoo xam ne ñoom ci la ñuy fajoo wala ay école yoo xam ne ñoom seen doom yi ci la ñuy jàngee Sénégal amu ci benn kooku man naka la ma mën a yee xaaju gudde mu ne gëm ma li ma lay wax yëpp c'est vrai man maa bëgg Sénégal bëgg naa doomu Sénégal yi wér bëgg naa doomu Sénégal yi vraiment baax bëgg naa Sénégal changer bëgg naa Sénégal émerger bëgg naa Sénégal avancer xam nga guddi yi Sénégal ñu ngi laam-laame benn catastrophe te loolu Peter Botha waxoon na leen ko dem leen déglu président Afrique du Sud Peter Botha li mu leen waxoon nee na africain le noir pour le pouvoir il suffit tout simplement de nga jox ko doole ñoom dinañu reyante ci seen biir après ñu commencé wax ay waxu ethnie commencé wax ay waxu dof ay waxu naka fa xanda xam nga tey boo leen seetloo am na wax bu ndaw boo xam ne ñu ngi koy wax ñu ngi koy laam-laame ci biir réew mi mooy lan mooy gone yi ñu jàpp ñu ngi leen di wax ñu ngi leen di jàpp ñuy wax ay waxu lan ñu ngi wax ay waxu pour gàttal ay waxu ethnie ñu ngi tuddal sénégalais yi ku ñu jàpp ñu ngi lay laaj ndax joolaa nga di laaj ndax ban race nga bokk ak ban réew nga jóge dafa am lu metti ci loolu parce que en réalité ñiñ ko seqal ñoom loolu la ñu bëgg ñu gëm les personnes qui sont devant nous ñoom dañu bëgg ñun ñu entre rente ci suñu biir imaginel nit ki la bëggul du fajoo sa réew faalewu la jël na sa koom-koom yëpp yóbbu na ko këram tabax na ko bitim réew kooku faalewul sénégalais bu ñuy reyante il faut savoir que si les ethnies aujourd'hui on se tue entre nous ça c'est une victoire pour Macky Sall xam nga lu muy def day dem toogi fële voilà je vais régler le problème du Sénégal voilà les gens sont entre maanaam moom li nga xam ne moom la doon wut am na ko Macky Sall loolu rek la bëgg Macky Sall bëggul lu dul tey ethnie yi takk ci biir Sénégal loolu victoire la pour Macky Sall il faut que les Sénégalais savent ku yaakaar ne défaite la bu kii jógee di xeex ak kële wala téeméeri tukulóor ñu rey wala téeméeri pël ñu rey wala téeméeri joolaa wala téeméeri sarax wala ñu rey day naqari Macky Sall tu te trompes amul tarfatal ay ni lu ko ciy naqari Macky Sall tey bu Sénégal takkoon c'est sa première victoire gis na dëkk bi tàkk gis na nit ñi di reyante gis na ñëpp daggante bopp moom loolu mooy première victoire am xam nga Macky Sall lan moo ko gën a sonal ci àddina tey mooy qu'il n'a pas réussi à diviser les Sénégalais loolu li gën a naqari li mu gën a am ci défaite mooy loolu mooy il n'a pas réussi avec tous ces investissements dinaa leen wax yu gën a simple par exemple investissement wu Macky Sall mooy tey il a investi 800 millions ci ay faux profil xoolal man Tounkara mi li muy def nii tey ci réseaux sociaux bi ñu am ay gone partout ñuy xeex ak Macky Sall et on ñun dépensé wuñu ci 800 millions
on n'a pas dépensé 2 ou 3 millions de francs CFA xanaa ñi ñuy dimbali ci àdduna bi di dimbali ay nit peut-être là on a fait des investissements mais tey ñun amul benn dërëm boo xam ne mën nañ ne dugal nañ ko vraiment pour xam ne vraiment ñun dañu am problème ñun amuñu jafe-jafe Sénégal amuñu jafe-jafe entre nous on n'a pas de problème entre nous notre seul problème c'est le Sénégalais lambda et l'État sénégalais benn problème la ñu am mooy le Sénégalais pauvre et l'État sénégalais ñaari benn problème boobu rek la ñu am te problème boobu li ko war a faj ñun ñëpp xam nañ ko parce que mon ami mënuloo am góom ci tànk ñu ne la góomu jabet nga am ngay toog di xalaat ne attends peut-être góomu jabet boobu yegg na sori boo xam ne dina wér déedéet li muy yàq ci yow rek mooy day gën a yàq sa yaram day gën a yéeg ba mu yegg foo xam ne waru faa yegg bu boobaa mu jël sa bakkan Macky Sall góomu jabet la xam nga ñu bari ci ñun bu ñuy wax les gens ont essayé de nous faire rentrer dans des situations personnelles de Macky Sall voilà da ngeen bañ Macky Sall voilà bëggu leen Macky Sall nangam yéen seen problème Macky Sall la déedéet ñun Sénégal la ñu bokk te ñun ñëpp a ko moom man ma am ci wàll yow nga am ci wàll sa maam xeex sama maam xeex sa baay am ci wàll sama baay am ci wàll sa ndey xeex sama ndey xeex ñun ñëpp ñu bokk Sénégal boobu ñun ñëpp ñu bëgg Sénégal boobu am jàmm Sénégal bu tàkkee man lu may njariñ fi ma toog Sénégal bu tàkkee ba mu jeex sama yaay fa la ne samay frère ne fa bu tàkkee loolu lu may njariñ Sénégal amul sapeur pompier sax boo xam ne mën naa fay ay safara Sénégal tey bu benn kër tàkkee amul sax sapeur bu ko mën a ñëw fay on n'a même pas sapeur pompier bu équitable sax bu mën a fay ay safara amuñu ko ci réew mi ñun bëgguñu Sénégal bu tàkk Sénégal benn nit moo ko mën a taal moo ko mën a fay mooy Macky Sall parce que moom la ñu jox suñu lépp moom la ñu jox suñu alal moom la ñu jox suñu ay institution moom la ñu jox doole gi mais sénégalais yi li ñu comprendre toujours mooy on fait des erreurs ñun dañuy def ay erreurs yu mag a mag a mag sénégalais dañuy def ay erreurs dañuy doxee sentiment et parfois yenn saay sentiment fajul problème mu doomu aadama imaginel nga demoon ci kër docteur bi sentimental lool ku ñëw lu la metti sax docteur bi ne oh massa waay oh massa doo wér yenn saay docteur xol bi da koy takk mu takk fit bi mu dëgër mu jàpp nit xotti ko fi mu gënee metti génnee maladie bi sànni ngeen defee ne docteur xol yi dañoo dëgër déedéet mais c'est ce qu'il faut parfois pour régler le problème parfois il faut couper là où il fait mal imaginel tey nga ñëw biir Dakar lépp nekk ay baraak lépp nekk ay salte ay mbalit ay gabes nga bàyyi ko fa dara du sotti parfois il faut nga tëj sa gémmiñ nga takk sa fit nga nettoyer salte bi yëpp sànni loolu dina am ñu mu gaañ parce que am na ñoo xam ne ñoom ci baraak yooyu la ñu yaakaar mais c'est pas un problème da ngay jël li nga xam ne moom mooy intérêt général nga travailler ci mooy nga jël baraak yooyu yëpp nga dégager ko defar ko benn infrastructure boo xam ne doomu aadama yëpp dinañ ko jariñoo et maintenant on est à ce point au Sénégal mënta avancer tant que Macky Sall mi ngi ci bopp réew mi parce que Macky Sall il est trop occupé à manigancer et à manipuler que de gouverner li Sénégalais yi comprendre mooy li gën a simple mooy Macky Sall temps bi mu war a passer pour defar pour tabax ay hôpitaux pour dimbali doomu aadama yi pour yokk koom-koom bi pour employer doomu Sénégalais yi moom mi ngi koy comploter imaginez est-ce que xam ngeen temps bi muy jël pour nga sàcc ak temps bi muy jël pour nga def lu normal temps bi ñuy defee lu normal moo gën a gàtt temps bi ngay sàcc un comploteur prend plus de temps qu'une personne qui fait des choses normales parce que li sama papa daan wax la mu ne fen da nga koy xalaat te dëgg doo ko xalaat dëgg day génn sumut boo bëggee wax dëgg tey diw noo tudd Ousmane waaye diw noo tudd nga bëgg a changer sa tur ne ko Alimu suba nga dem feneen diw noo tudd Basiru ginnaaw suba nga dem feneen diw noo tudd David imaginel da ngay bari ba mujj gi dootoo xam sax ban moo ci normal looloo dal Macky Sall il est au point où il a tellement comploté que xamatul lu muy def pour gérer Sénégal dans des normes
gune gi waxoon na leen ko Ousmane Sonko waxoon na leen ko ci assemblée nationale boobu mu ne seen ñàkk man-man ak seen ñàkk patriotisme moo tax les Sénégalais vont souffrir boobu nag moo leen naqari parce que aujourd'hui les Sénégalais souffrent li mu leen wax yëpp xam nga Ousmane Sonko li mu doon def mooy exactement ñun lu ñuy def mais nag moom moo ñu gën a am kaddu donc moom fi mu ko doon waxee Ousmane Sonko li muy wax il suffit tout simplement que nga nekk un Sénégalais honnête et tu peux dire la même chose du xam-xam Ousmane Sonko li muy def lu bare Sénégal honesty la mooy jub il est honnête honnêteté la mais du xam-xam parce que Ousmane Sonko bu ñu nee tey Sénégal am na ressources naturelles mais Sénégalais yëpp xam nañu loolu Ousmane Sonko bu ñu waxee tey yu bare yoo xam ne mi ngi ci Sénégal mais tous les Sénégalais la connaissent xam nga lan mooy différence Ousmane Sonko ak Moustapha Niasse mooy tout simplement one is honest and one is not mooy kenn ki dafa jub sérieux kenn ki jubul kenn ki mi ngi xool l'intérêt général des Sénégalais kenn ki mi ngi xalaat boppam c'est la seule différence de ces deux personnes mais sinon yéen yaakaar ngeen ne Ousmane Sonko moo ëpp Macky Sall xam-xam c'est pas possible ëpp ko xam-xam c'est que kii xam-xamam daf ko utiliser ci positivité kële xam-xamam mu utiliser ko ci négativité xam ngeen kan moo ëpp xam-xam ci adduna bi yëpp adduna wërngal këpp Iblis moo ci ëpp xam-xam Iblis seytaane moo ëpp xam-xam ci adduna wërngal këpp Iblis moo fi ëpp doole Iblis moo ëpp doole ci adduna bi moo fi ëpp xam-xam ginnaaw yàlla te xam nañ ko te pourtant mi ngi ñuy convaincre mi ngi ñuy dugal ci ay naxasa xandang ay tooxi dooni gaa yaa ngi ci sàngara si joomi jullit yi ñu ngi ci sàngara si ñu ngi ci cagat yi ñu ngi def yu bon yépp te pourtant xam nañ ne baaxul mais Iblis est tellement fort qu'il nous a convaincus il faut doomu sénégalais yi yeewu il faut à un moment donné qu'on fait un sacrifice et ce sacrifice bu ñu la nee sacrifice mooy maanaam nga saraxe dara soit sa temps soit ta vie pour le bien de ton pays parfois un parmi nous benn doomu aadama war naa mën a xool boppam mu ne you know what man dinaa sacrifier lii ndax lii dinaa sacrifier sama bopp pour sama askan nekk ci jàmm ay nit a ko defoon avant ñun de ay nit yu bare ko defoon avant ñun tey boo yoree tey ay doom yu ndaw nga yor ay sët wala nga yor sax ay doom yu mag nga yor ay sët nga yor lépp yow ngay un Sénégalais patriote nga nekk ci wetu Macky Sall mais pour nga exploser sa bopp rey doomaraam jooju mu génn ci dëkk bi sax jaamu yàlla la pour nga rey kooku pour Sénégal nekkaat ci jàmm jaamu yàlla la parce que moo yàq Sénégal li yàq Sénégal Macky Sall la Sénégal benn nit moo ko yàq c'est Macky Sall benn nit képp moo ne ci bopp réew mi yëpp di ko yàq c'est Macky Sall seetlu leen dara saa bu wootee masiba naaru laay ci dëkk bi li muy njëkk def mooy jël avion daaw kooku moo leen bëgg il vous aime beaucoup parce que à tout moment que le Sénégal sera en feu mu soupçonné ko wala renseignements généraux yi ne ko dëkk bi yëngu na li muy njëkk def mooy jël avion am génn dëkk bi dem toogi ci benn hôtel fële di leen seetaan naan ñaw jàpp nañ ko ñaw dóor nañ ko xoolal ñaw extraordinaire fan yi li gën a grave boo leen xoolee sa cas Ousmane Sonko te dinaa leen ko waxaat gis nga nit ku sell nit ku set ñi xeex ak moom yëpp ils ont tort ñi xeex ak Ousmane Sonko yëpp ils ont tort et l'histoire aura raison devant eux chaque jour Ousmane Sonko dëggam yi dinañu feeñ ngeen defe ne lii affaire bii di feeñ nii tey tooxi doon yeeg masiba yii di feeñ masiba naarulaa yii di génn chaque jour ngeen defe ne lii neen la du neen de tey dégg naa Sénégal dégg naa ay information yónnee nañ ma quelques photos quelques zones ci Sénégal dégg naa mënuloo gis 1 mètre devant toi dëkk bi yëpp lëndëm signe la de c'est un signe de mag yu baax yi daañ nañ ko wax nee na masiba buy ñëw ci dëkk yàlla day wàcce ay signe won leen ay sign ay signe won leen ce cas Ousmane Sonko ne sera pas facile du yomb de Macky boo delloo ginnaaw rek yow doo góor bul dellu ginnaaw ñun duñu dellu ginnaaw ne recule pas
man bokkuma ci ñi ñaan Macky Sall pour mu reculer parce que je crois bien en Dieu man gëm naa ne bii mooy la dernière goutte d'eau qui va faire déborder la vase yéen ñi yaakaar ne ay nit toog fële di ñaan Macky noo dellul ginnaaw noo bàllal noo dangam déedéet Macky bul dellu ginnaaw man laay wax man bu ma amee conseil bu ma la jox dama lay ne dëgg takkal sa fit nga takk sa fit mu dëgër dëgg nga dóor nga xool ñun loolu la ñu bëgg ñun bëgguñu nga dellu ginnaaw y a des gens qui ne croient toujours pas en cette réalité am na ñu bari tey bu ñu toog ñu ngi ne seen ba oh non ñii duñu génn voilà ñii duñu génn dañuy sóob dëkk bi dina tàkk ak du tàkk waaw kenn du dóor fii dëkku jàmm la amul problème ñun waxuñu leen loolu yépp yéen ñi am fit takk leen seen fit génne leen def leen rek li ngeen di def ñun waxuñu lii xew ak lu dul xew loolu yàllaa ko xam mais ñun dañu bëgg Macky Sall nga takk sa fit boo ko deful man nee naa la doomaraam nga takkal sa fit soo takkul sa fit yow doo gor doo góor man yàgg naa gëm ne nag doo góor doo jàmbaar man yàgg naa gëm loolu mais boo takkul sa fit boo delloo ginnaaw rek ma xam ne doo jàmbaar yow du jàmbaar nga guerrier nga yow yaay Macky mais bul dellu ginnaaw attrape ce jeune boo ko jàppul rek lépp looy defati ci àdduna bi yàlla bu la ci yàlla dimbali bul dellu ginnaaw ne recule pas Ousmane Sonko amul fenn fu mu la mas a ñaan nga reculer ne recule pas nous on veut tester notre Ousmane Sonko nous on veut tester notre braveté ñun dañu bëgg a tester suñu ngëm-ngëm ñun ci suñu bopp te loolu ci yow la ñu bëgg a jaar pour tester ko les jeunes sénégalais laay waxal de les jeunes patriotes préparons-nous pour la guerre contre Macky Sall takk leen seen fit nañu woon Macky Sall ñun kan lañu moi je crois en vous man dama leen gëm on va nous défendre ñun dinañu défendre suñu bopp ñun dañuy défendre suñu bopp ñun on va se défendre mais xeex yëfu góor la yëfu jàmbaar la xeex yàlla daf ko sàkk pour ay doomu aadama di ko def mais dëgg la nit da ngay takk sa fit xam nga bu ma dégloo l'autre jour j'ai écouté un Moustapha Diakhaté naafeq bu nekk ci dëkk wax ba fàtte taatam bi ndeysaan bay xasaale yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom ndeyam moo gën ndeyu yonent bi a'udhu billahi min asheytan rajim mu ne baayam moo gën baayu yonent bi a'udhu billahi min asheytan rajim kooku di Moustapha Diakhaté wax na ba fàtte taatam xam nga yenn saay wax lu bon day dugal nit boo nekkee jaam boo nekkee warkat di nga wax ba wax lu bon wax na ba attaqué yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam fi mu ne nii saako yomba ngi ci biir taaya bi yéen xanaa doo leen ngëm yàlla nit yoo xam ne dem ngeen ba dara desul diggante yéen ak bàmmeel ngeen dem fa ngeen ko war a rafetalee ngeen war koo gën a ñaawal Moustapha Niass amaanaa lii du ko bàyyi ginnaaw Moustapha Niass laa la wax de amaanaa coow lii mu tàmbali nii doomu xaram bi du ko bàyyi ginnaaw ak xeeram muy mel ni King Kong lii du ko bàyyi ginnaaw Moustapha Niass amaanaa lii du ko bàyyi ginnaaw moom làmmiñam bu rëy boobu mu yor di daagare di fonto sénégalais yor ñaawteefam di ko def ci biir réew xëy na lii du ko bàyyi ginnaaw gisagu leen dara nee naa leen gis nga affaire Ousmane Sonko bii lii insha allahu rabbi lii mooy ndamu Sénégal bi nga xam ne moom la Sénégal daan wër Sénégal lii la doon wër ñun gis nañu Patrice Lumumba mu ñu sacrifié gis nañu Thomas Sankara mu ñu sacrifié gis nañu Mamadou Dia mu sacrifié Ousmane Sonko kenn du ko sacrifié duñ leen ko abal duñ leen ko lebal duñu dellu ginnaaw sénégalais yi dinañu takk seen fit te dinañu préparé te wallahi billahi tallahi lazim boo delluwul ginnaaw ñun duñ dellu ginnaaw te boo delloo ginnaaw dina ma metti lool parce que dina tax ñun li ñu préparé yëpp du yegg ñun dañu bëgg bul dellu ginnaaw dañu bëgg nga takk sa fit Macky takkal sa fit de bii yoon rek takkal sa fit nga mattali li nga xam ne moom nga tàmbali te bul daw na takkal sa fit bul dellu ginnaaw takkal sa fit defal ni dof bi sa waa ji nga yónni El Hadj Diouf nga def ngay wax say manigance ngay def say manigance nga génn nag attaqué sénégalais yi loolu la ñu bëgg Macky
te dinaa ko wax sénégalais yi encore une fois du ma dellu ginnaaw nag toujours wax naa ko te dinaa ko waxaat xammee nañu xeexkat yi on vous a reconnu xammee nañ ñëpp ñu ngi bàyyi xel ñëpp xammee nañ leen xam nañu ñi nga xam ne Sénégal kese moo leen ñor on vous connaît yéen ñëpp xam nañu leen xam nañu aussi suñu quelques journalistes yi taskatu xibaar yi xam nañu ñi Sénégal ñor ma gën cee ràññee suñu benn xarit ndeysaan Buur Gédé Buur ñu ngi jaajëfal sa liggéey bu rafet wallahi tey li sauvé Ousmane Sonko ginnaaw yàlla yow ci nga bokk li nga xam ne moom moo sauvé président Ousmane Sonko ginnaaw yàlla yow Buur Gédé ca nga bokk ñu ràññee ci aussi suñu benn frère boo xam ne defe naa Sénégal kenn dootu ko présenté Papa Alé Niang un journaliste d'investigation et qui mérite ce nom parce que moom day dem wuti ay firnde indi ko teg ko sur la table décortiquer ko te du ci tudd tur te amu ci benn intérêt c'est une personne que je connais personnellement amul benn intérêt ci ay caaxaan du fen du tappale boo wooyee Pape Alé Niang 3 heures du matin nga laaj ko question bu ko wóorul dalay ne diw mu ne waaw wóoruma awma ci firnde dara wóoruma ci il faut ma dem wuti li nga xam ne moom mooy ay firnde ba mu wóor ma tontu la ci donc donne-moi du temps wallahi billahi tallahi lazim loolu noonu lay doxee nit kooku mu dëgg ma ràññee ci beneen waaju baax Ahmed Aïdara chroniqueur muy def ay chronique am di def ay affaire am mais da ngay gis ne au moins xalaat na bàmmeel li muy wax yépp day nekk li mu gëm bu ko gëmul du ko ŋaaŋ Ahmed Aïdara lu ko wóorul du ko wax nga dem gis ci benn journaliste bu nekk TFM par exemple ku mel ni Pape Djibril Fall nit ku sell jeune bu brave nga gis ko foo ko gis mi ngi solo bu yiw foo ko gis mi ngi génne ay wax yu yiw ci gémmiñam yenn saay nag ndeysaan ndax mbaaxam kon yi sax daf leen di respecté moom dof sax respecté na ko mais nag du tee du jaay ngoram dina génne ay dëggam wax la yàqkat yi nag aussi am na ñuñ ci ràññee quelques-uns yu mel ni tey ay Cheikh Yérim yu mel ni tey ay muut baan duma sax tudd ndooy baan moom nañ ko jéggali fële teg ko ne le doomaraam yu mel noonu Cheikh Yérim ak Ousmane Sonko est-ce que vous savez qu'ils étaient ñoom ñoo dem ci même école jàng même université mais xamante wuñ parce que kii délinquant yi la daan àndal kii ànd ak nit ñu baax ñi di julli di jaamu yàlla Sonko nee nañu même ci école ba dafa créé woon jullikaayam ak ay xaritam di julli di def ay affaire am di jubal doomu xaram boobu moom mi ngi daqante ki jigéen mi ngi fen mi ngi jaxase sénégalais Cheikh Yérim yàgg na ci lii de yana xamul rek ñi xamul yana xamul mais yàgg naa taal Sénégal nag dafa jot dëkk bi mu takk ku nekk jël sa wàll dafa jot li baax ci dëkk bi ñu seppi teg nii li baaxul ñu seppi sànni fële mais dafa jot loolu moo jot ci Sénégal heure bi moo sonné Sénégal li ci baaxul ñu jël sànni fële li baax ñu jël teg député APR yi ngeen ràññee am seeni ay photo am seeni ay adresse am seeni ay kër mais na lépp boy mais bul toog ñuy yàq dëkk bi ñuy toog fële di dem jooy adduna bi dafa dépassé ay jooy adduna bi dafa dépassé ay jooy dafa dépassé ay kaas adduna bi dafa dépassé ay kaas adduna bi dafa dépassé ay jooy boo ñëwee ci miim réew nga xool réew mi yépp ay dealer a fi ne bu Idrissa Seck jógee abal Macky Sall bu Macky Sall jógee abal Moustapha diw abal diw ñoom seen mennam groupe délinquant bi Moustapha Niass ak Macky Sall ak Mamour Saleh boo ci paree ñu ne la Idrissa Seck mais regarde ces gens-là regarde-moi ces gens-là man tey ma toog ma am benn naqar ci sama biir xol Ousmane Sonko ñiy déglu discours am laa wax nit ñi laa waxal de waxuma ak mbaam ñi ak doomaraam yi waxuma ak ñooñu their mind is already made up ñooñu calculer nañu ne waa ji bu ñëwee du ñu arrangé yow ban sàcckat nga mës a gis ci àdduna bi ñu ne dañuy tabax kër gu bees def ci ay caméra de surveillance ak sécurité garde muy kontaan loolu foo ko mësee gis mës nga gis kër gu ñu tabax bees kër goo xam ne ñëpp fa la ñu daan dem sàccee di fa dem njaaloo est-ce que xam ngeen attends je vais vous donner une petite exemple xam nga yéen ñëpp ñu màggee ci ay koñ ndeysaan ngeen nekk ay ndaw xam ngeen ne
am na toujours ci koñ bi benn kër goo xam ne day lëndëm maanaam defkatu ñaawte fii fa la ñuy dem balaa booy dem tux seen yamba yu ndaw yi wala nga am sa ab gel bu ndaw ñoom ñëpp ci kër googu la ñuy dem laqatu def seen ñaawte ak sàcc léegi fan nga mësee dégg ci àddina ñu ne kër googu dañ koy defaraat mu bees takk def ci ay lampe mu leer def ci ay caméra de surveillance defkatu ñaawte fii fa doon dem di kontaan foo mësee déggee loolu mënta nekk gis nga kër googu defkatu ñaawte fii yëpp dinañu mer parce que foofu moo doon seen sanctuaire foofu moo doon seen nëbbukaay foofu moo doon seen defukaay lépp donc ñooñu mënuñoo am lu leen neex xam nga tey li dal assemblée nationale Sénégal mooy lan assemblée nationale Sénégal ils leur ont donné un cas Ousmane Sonko mënuñu koo leeral amuñu dara loo xam ne mën nañ koo takkal doomu aadama bi ñuy lijjanti luñ ko takkal foo ma see dégg loolu ci àddina nga nekk ci biir àddina di dund ñu ne la maanaam leeralal mbir mii nga xool mbir mi amul dara loo fa war a leeral nga ne xaaral ma créer mbir mu ma fa def mais looloo dal assemblée nationale dañoo confuse dañoo réer parce que dañoo indi benn deal sénégalais yëpp yeewu ci deal bi Ousmane Sonko lim leen moo leen ëpp leen xam-xam de waaye moo leen gën a gëm yàlla moom parce que moom day topp à la loi à la une day topp li nga xam ne moom la ko loi bi jox xam nga loi tey Sénégal may na la ak yelleef yow doomu sénégalais bi am nañu ci bari jëluñu seen ak yelleef boobu ñu exploité ko mais Ousmane Sonko dafa jël akam ak yelleef boobu mu exploité ko akam ak yelleefam la jël loo xam ne constitution bi moo ko may moom lay exploité moo tax ñu woo ko te waruñu ko woon woo mu bañ a dem wuyu ji Ousmane Sonko ragalul ñi yéen mas ngeen gis Ousmane Sonko bu tiit bu fitam yëngatu mas est-ce que seetlu ngeen Ousmane Sonko bu baax diw xaw ma nu ma ko mën a tuddee mes amis ragal yab yàlla la nit ku ragal yàlla du ragal nit c'est pas possible kan moo mas a gis Ousmane Sonko boo xam ne dafa am lu mu tiit ku ko gis rek wax ma Ousmane Sonko bu armée sénégalaise wàccoon ci këram suba du yoxi armée sénégalaise laa la wax bu ñu wàccoon ci këram ne dañ koy jàpp yóbbu du yoxi il ne va jamais reculer Ousmane Sonko c'est ces personnes qui vont mourir avec la dignité et mourir avec le sourire te wallahi billahi tallahi loolu lu ma gëm la ci sama biir xol bi bu ñu ne woon tey Ousmane Sonko bu ko gisoon ci ay gént yàlla ne ko sacrifier sa bopp pour sa réew mi mën a changer il va sacrifier sa vie parce que noonu la gëm ci Sénégal moom li muy xeex ci Sénégal du pour moom Ousmane Sonko wax na leen ko nee na leen moom faalewul nekk président de la République te man loolu laa gëm man li may xeex nii du pour Sonko nekk président wala bañ a nekk président je m'en fous de ça man xaw ma kuy nekk président Sénégal réew yu mel ni Sénégal est-ce que yàlla dina leen jox sax président bu baax parce que ay nit yoo xam ne on est passif ay nit yoo xam ne ñun dañoo bëgg ku ñu noor est-ce que ñun yàlla dinañu jox président bu baax déedéet peut-être non peut-être oui peut-être léegi comme ñun on est assez conscient suñu bopp yi ubbeeku na suñu xel yi ñëwaat na xëy na léegi bëgg nañu lu baax Ousmane Sonko ñaata yoon la ñu wax ci histoire du Sénégal mu ne moom Sénégal la jàngee Sénégal la amee ay diplôme Sénégal lay fajoo ci hôpitaux Sénégal yi nga xam ne amuñu sax équipement bu normal moom doomam yi Sénégal la ñuy jàngee ci école Sénégal yi nga xam ne banc yi dafa surchargé ci école publique tegal ko ci moom Ousmane Sonko nee na Sénégal lay defee léppam nee na amul beneen citoyenneté àdduna bi bu dul citoyenneté sénégalaise nationalité benn rek la ci am muy nationalité sénégalaise du dem fenn ngeen ne kooku na dem maasewu ci maasekaay yu luxe yi na bàyyi maasekaay yu sénégalais lambda bi cette dame elle a aussi son permis ndaw si borom salon bi lu tax yéenewu leen ko jàmm ndaw soosu elle est brave démb bi ma gisee El Malick ndeysaan mu jàkkaarloo ak sénégalais yi mu wax exactement li dal El Malick moo ma dal man moo dal sénégalais yëpp ñun ñëpp boo leen xoolee ci sama poste yu njëkk yi dañu dal ci kaw ndaw si ñun dañu defee noonu borom salon bi dafa bokkoon ci complot bi parce que mbir mi daf ko dépassé doole Ousmane Sonko du ndaw de Ousmane Sonko du lu tuuti de doole bi daf ko dépassé ba ndaw si bi ñu ñëwee di ko questionné ci loolu dafa tiit ba dafa doon lu ne mi ngi koy jéem a wax ndeysaan pour bañ a takkal boppam pour bañ a am problème parce que xam na ne doole Ousmane Sonko mën naa taal salon boobu mën naa yàq addunaam ba adduna tukki muy jéem a defar
ndeysaan ci biir waxtaanam jub na nag ci biir waxtaan bi boo leen ko déggee mu naan aji wuyu téléphone ñu bari xamuñu woon ne aji téléphone am bi dafa yàqu donc main libre nga koy def donc ndaw si loolu yëpp amul woon jot leeral ko ndax booba mi ngi tiim El Malick génn démb jéggalu ndaw soosu balu ko àq ne balu na ko àq ci kanamu sénégalais yëpp di seetaan sénégalais yëpp di déglu mu balu ko àq gis nga ni ko El Malick baloo àq ñun ñëpp noonu la ñu war a baloo ndaw soosu àq benn héros moo am ci combat bi héros boobu borom salon boobu la gis nga borom salon boobu nañ ko saluer te ngeen dem ci salon wam boobu di maasewu di ko dimbali ku munul maasewu foofu sax boo ko mënee dimbali souteniral business women yu mel noonu parce que tey salon bi jël nañ ko on l'a dragué nañ ko ci mad benn kilifa moo ma woo de kilifaa ma woo mu ne ma Tunkara ma ne ko waaw mu ne ma man sama xalaat rek laay wax nag voilà donc dama lay ñaan en tant que soninke ngay doomu Saraxole te ngay fierté ci ñun bu leen fàtte borom salon boobu parce que borom salon boobu amaana sax li yàq na addinaam kenn dootu ko jege kenn dootu ko laal moom addunaam yëpp sànku na investissement addunaam yëpp sànku na te moom it salon boobu la yaakaar pour lekk donc ne l'abandonnez pas donc bu leen abandonné bu ñu abandonné ndaw soosu ndaw si nañ ko dimbali ndaw si elle a refusé 40 millions elle a refusé 40 millions 40 millions yooyu bu ko jëloon loolu dina changer lu bari ci addunaam mais elle l'a refusé mu ne man ci dignité lay dee dinaa continuer doon un digne sénégalais man je vais être un digne sénégalais et je vais continuer d'être un digne sénégalais mais du ma jaay sama ngor du ma jël 40 millions du ma jël 10 du ma jël 15 du ma jël 20 sama ngor gi ci lay dee ndaw si loolu la ñu wax moom ngoram si nee na ci lay dee soutenez cette dame boobu nañ ko dooleel dee leen dem ci salon ba parce que aussi on a droit à respecter nos femmes suñu jigéen ñi am nañu ci doy waar lool am nañu ci baax lool suba dinaa invité Fatou Cissé Goudiaby cette patriote du Pastef dinaa ko invité suba sama waxtaan suba dina neex lool ak Fatou Cissé Goudiaby lay doon 20h GMT même heure Fatou Cissé Goudiaby la ñuy invité suba ñu amal ak moom ay waxtaan yu bari parce que jigéen ñi il faut ngeen xam ne jigéen mooy raasinu kër jigéen mooy raasinu réew gis nga problème bii di am ci Sénégal yëpp Marième Faye Sall ci la bokk parce que Marième Faye Sall bu arrêté woon problème yii yëpp mu jeex jigéen mooy suñu yaay gis nga tey yaayu Sénégal ngeen bëgg koo dégg ngeen bañ koo dégg c'est Marième Faye Sall c'est la maman de tous les Sénégalais et Sénégalaises mooy suñu yaay ñun ñëpp tey bu bëggoon arrêté problème mu Sénégal bii problème bi day jeex xam ngeen kan moo jeexaloon problème mu Égypte jabaru pharaon Asia moo jeexal problème mu Égypte kooku yàlla daf ko jox kër gu spécial ci àjjana imagine leen sa jëkkër dem safara yàlla tabaxal la dafa ñaan boromam mu ne ko yaa allahu dama bëgg nga tabaxal ma kër gi gën ci kër yi ci àjjana Asia kër gi gën ci kër yi ci àjjana la am jabaru pharaon imagine Macky Sall moom nitu safara la waaye Marième Faye Sall tu peux te sauver la vie mën nga sauver sa bopp sa jëkkër respecté wu la faalewu la njaalookat la fenkat la moo tax tey mu bëgg catégoriser sénégalais yu baax yi ay njaalookat ak i fenkat benn njaalookat ak duulkat bu mag a mag a am Sénégal te sa jëkkër la gelam yi on vous l'a dit c'est flagrant njaaloowu Macky Sall c'est flagrant gel yi lay jàpp jël avion privé dugal leen first class ñu dem daje ci beneen réew xool leen ko koo leen soupçonné ne mi ngi doxaanante ak Macky Sall xool leen rek bu Macky Sall jëlee avion taal Sénégal bu nekkee di tàkk Macky Sall ngi ci hôtel ñu koy màccal ci coom bu gàtt bi c'est extraordinaire la majeure partie des Sénégalais ñu ngi souffrir Sénégalais yaa ngi jooy hôpitaux yaa ngi tàkk Sénégal mi ngi am problème Macky Sall day jël avion am jël gone gu ndaw yóbbu ko ci beneen réew mu dem dajeeg moom ci ab hôtel 2 centimètres am yooyu ñu sexal ko Sénégal di tàkk moom mu dem fële di màccalu sa bataar kooku mooy toog tey di jox ay Sénégalais ay leçon de morale man xawma ci ban réew la ñu dëkk gars yi ngeen jéggal ma nag du yàlla de ko man Macky Sall mënumaa jur man sama grand frère moom ak Macky Sall mënumaa jur du sama baay dégg ngeen donc dëgg bi bu ñëwee dinañ ko wax te dañuy jaar ci dëgg bi Macky Sall beñeem boobu mu gàddu beñe bi la plupart des temps mënu koo suruxal ci dara sax nag parce que beñe la
kooku warta yab sénégalais yi il ne doit pas se foutre des sénégalais il faut ngeen respecter sénégalais yi sénégalais yi nga yaakaar ne dañ la ragal Macky Sall on t'a déclaré la guerre gis nga bis boo laalee Ousmane Sonko Macky Sall di nga am lu la naqari lool lu la naqari woon dina yokku Macky Sall sa nguur gi dina gaaw a daanu maa la wax lii gëmoo ko nag parce que tu es bête parce que yow amuloo conseiller déjà bu baax xam nga koo xam ne yow déjà say conseil ay sulaar lañu yow doo am lu la leer yow sa conseil yi la majeure partie de tes conseillers c'est des sulaar donc yow xam nga mënuloo am information bu normal ku Souleymane Jules Diop di conseiller wala ay Abdoul Aziz Mbaye damay wax toujours Abdoul Aziz Mbaye ndeysaan ñu bari yaakaar ne ministre bi lay wax déedéet Abdoul Aziz yi ñaar la Abdoul Aziz Mbaye mu sew la lu tuuti la sulaar la ma nga foofu xam ngeen ki may wax yéen ñi xam Sénégal donc ñun tey ñun président la ñu yor boo xam ne il n'est pas cohérent te ay sulaar ñoo ko war di ko conseiller ay sulaar ak ay traître ñooñu duñ ko wax dëgg dañuy xool li ko neex li mu bëgg dëgg ñu ñëw bindal ko Macky billaay yaa baax ci Sénégal sa baay moo fi gën sa ndey a fi gën Macky ku la ñëw yee xaaju guddi ne la sa baay a fi gën nga war a xam ne daf lay nax yow sa baay musul am kër ba dee sa baay dafa dund ba dee kër jàmbur ngeen dëkk ñu tuddee la kooku tuddee sa rakkam tuddee jabar sa sœur jabaram mais vous voyez ces gens nit ñu mel noonu la ñu jël tey ñu jox leen suñu réew baadoolo xamul njoowaan nañ way yàlla suturaal ay yàlla baadoolo xamul njoowaan cay kuy jël sa njoowaan di ko jox ab baadoolo xamul njoowaan Sénégalais yi wax nañ leen ko de baadoolo xamul njoowaan ngeen jël seeni ab njoowaan jox ko benn imbécile c'est Macky Sall va gâter le Sénégal mais sëñ bi Macky Sall va brûler le Sénégal dajale leen seeni ay bagage loo leen mën a dem suul leen ko loo leen mën a jaay leen ko na tàkk parce que day baax après bu kenn toog sa biir kër heure dee bu jotee jaam rek kay dund heure xare bu jotee kenn du toog sa kër parce que boo leen toogee seen kër problème bi daf leen di fekki seen kër génn leen fekki problème da nga koy confronter bul xaar mu ñëw confronter la xam nga wax bi may fàttale ko ci waxu adduna bi yépp mooy suñu frère Abdou Karim Gueye waxoon na ko benn bis ca yàlla laa ilaha illallah mu ne gis nga Ousmane Sonko c'est une personne extraordinaire mais ki mu ko seqal du gor bu toogee këram xaar Macky dina dem fekk ko biir këram attaqué ko comme ni mu defoon Khalifa Abdou Karim Gueye wax na li yàggul dara ñun yaakaaree wu ñu woon ne dina gaawee ni xam nga nous tous ñun sénégalais yu bari am na lu ñu xamul tey ñun ñëpp xamoon nañ ne Macky Sall dina dal ci kaw Ousmane Sonko ci nii wala ci naa waaye xamee ñu woon ne dina ko defee ak ñàkk classe ak ñàkk xam-xam ak ñàkk personnalité bi yow nga xool xale bu góor bi gën a jantal ci biir am réew xale bu góor bi gën a jantal ci biir réew nga ne kooku dem na siif mais parfois moi j'écoute Macky Sall il n'est même pas cohérent dans ses accusations Ousmane Sonko mooy xale bu góor bi gën a jantal ci Sénégal tey boo wallahi azim boo jëlee Ousmane Sonko nga jël xale yu góoru Sénégal yëpp nga takkale seeni ay photo nga indi góor ak jigéen Sénégal nga ne tànn leen xale bu góor bi fi gën a jantal ils vont choisir Ousmane Sonko le jeune le plus jantal xale bu jigéen bu nekk ci Sénégal tey boo ko laajee kan nga bëgg a am comme jëkkër mu ne la Ousmane Sonko léegi yow nga jël ñooñu yëpp nga brossé leen de côté nga ne nga bëgg koo tuutil bëgg koo gàkkal bëgg a gàkkal turam nga ne voilà Ousmane Sonko dem na fekki benn xale bu am 20 ans boo xam ne nangam tëddee na ko voilà daf ko tëddewu ko de nga ne daf ko réeb daf ko siif teg ko ñaari fetal jàngoo def ko benn yoon def ko ñaar def ko ñett def ko ñeent ñëw teg ko fetal bu mujj bi moom nee nañu daf ko yónnee message ne ko diw maa ngi ñëw ak sama ñaari fetal pour ma ñëw siif la mais Macky Sall yow doomu xaram nga yow respecté wuloo Sénégalais yi yow tu nous respectes pas mais Macky tu nous respectes pas mais Macky wallahi an a respecté les Sénégalais yow tu respectes pas les Sénégalais xam ngeen Macky loolu li mu leen bëgg a wax Sénégalais il veut nous dire que vous êtes bêtes et cons Macky Sall daf ñu bëgg ne ñun on est des bêtes mi ngi mel ni li xam nga lii nit ñi xamuñu lu mu firnde mais man xam naa li mu firnde mooy ëllëg ak si biir tey Macky bu waroon bàyyi réew mi day ne non mënul joxe réew mi parce que les Sénégalais ne sont pas intelligents
non Macky du bàyyi réew mi parce que dafay ne mënul joxe réew mi parce que sénégalais yi ils ne sont pas intelligents Macky bu waroon joxe Sénégal tey du ko joxe parce que day ne sénégalais yi muusuñu bu ma leen joxee réew mi dañ koy yàq c'est ça les réalités loolu mooy réalité yi yéen naka ngeen di toogee Macky Sall ñëw nañu newuñu Ousmane Sonko nax na xale bi jëlee na ko ci biir kër gi ak benn oto boo xam ne du oto député bi Ousmane Sonko dañu ne dafa dawal oto député oto bi nga xam ne moom la leen assemblée nationale di jox oto bi ne gàññi gàññaara àdduna yëpp xàmmee oto bi Ousmane Sonko oto boobu la dawal mu dem ci biir kër nëbbuwul nëbbaanuwul dem tëddee foofu xale ñëwaat encore beneen jour mais gars yi je vais vous dire une chose loolu boo ko waxoon sama doom bu am 1 an Macky Sall mu saaga la ndey sama doom bu am 1 an loolu boo ko waxoon xale bu juddu te mënagul wax te mu am 1 an muy jàng wax loolu boo ko waxoon mu saaga la yéen ay magum jëmm ñun ki gën a nekk xale ci jeune Sénégal yi tey boo ko waxee loolu ku am 1 an boo ko waxee loolu mu saaga la am naa ay vidéo ndeysaan dama xamul ndax dinaa gis vidéo yi mais dafay reetaan da ngay gis ay xale Sénégal yu am 1 an am naa jarbaat yoo xam ne am nañu 3 ans 4 ans bu ma la tegalee kaddu yi génn seen biir gémmiñ da ngay waaru ci yàlla dañuy xam ba xam seeni yaay seeni xaritu yaay da nga koy woon maa ngi am benn jarbaat ndeysaan du ma tudd turam mais bu ma ko tuddee nga dégg ko mu ne ma nga ne ko luy tonton Ousmane mu ne la tonton Ousmane de lii rek nga ne ko sa tata nag mu ne lii rek sa yaay nag mu ne la lii rek sa xarit rek mu ne la lii pour te dire xam na lépp lu ko war xale bu am 5 ans yow Macky Sall nga yab sénégalais yabel boo xam ne nga xool ki gën a important dans notre histoire ki nga xam ne patrimoine la sa rakk bi nga waroon protéger doomaraam ji parce que yow amoo dignité ki nga waroon protéger muy sa rakk mooy ku war a changer